ayca Chérif mu ngoog doyen yegsi na mu nekk pàcc bu njëkk bi ñuy jagleel jàngat bi. waaw jàngat bi tey nag ba léegi rek ci coowal politique ak Ousmane Sonko ak fitna yi njort ne mën naa am ba tax ñu gis rek ay chancellerie maanaam ay ambassade muy bu France ne ay ressortissants am ñu moytu yenn barab yi gis nañ aussi Nations Unies ne seeni employés ñoom it ñu daal di rek xaw a ànd ak prudence. Abdoulaye lan moo waral mise en garde yooyu. Chérif gars yi corrigé gu ñu jàngat bi de. engagé wu woon nañu dañ ko corrigé nag. incha allah te gars yaa ngi ñuy déglu fii bàyyi xel mais dinañ ko corrigé. incha allah. Chérif alerte yi nga xam ne chancellerie occidentale yi bi ci gën a fës diggante démb ak tey di système des Nations Unies. nga xam ne kuréelu mbootaayu xeet yi la ci institution yi nga xam ne dafa ëmb Nations Unies yëpp ñu bokk ci kuréel googu système des Nations Unies dafa def alerte du moom rek ambassade de France ak consulat bi dañu alerter seeni ressortissants ñoom tamit. li tax ñu koy def bi ci gën a fës sax dañ koy jël muy communiqué bu système des Nations Unies dafay fàttali mbooloom membre personnel bi ne leen en rapport ak li xewoon altine ci manifestation yu metti yi te ñu am xibaar ci ni Ousmane Sonko député Ousmane Sonko dinañ ko yóbbu assemblée nationale dinañ dem assemblée nationale pour dindi mbalaanu kiir laayam te ay ñoñam d'accorduñu ci communiqué bi lu leer la wax dafa ne ci perspective boobu mën naa am ay risque de trouble yokk ci sax ne d'affrontement avec les forces de l'ordre risque boobu la posé bi mu posé risque ba pare nag li waru garam la def parce que ñoom seen responsabilité dafa yegg ci alerter ñi nga xam ne yépp ñoo leen njaboote du ñu bàyyi nit ñi rek ku nekk doxee sa xelu bopp ndax mën naa këpp sax seen kaw ñoom en tant que institution ñu alerter seen membres yi personnel pour benn déplacement yu essentielul yëpp ñu gàttal ko parce que ñoom ñu ngi fàttali ni ñu ngi système hybride télétravail ak ñenn ñi dem bureau ba léegi déplacement yu essentielul yi ki nga xam ne day génn ci coobare boppam rek mu bañ a génn ñu moytu fi nga xam ne nii mooy boori assemblée nationale ak lu ko xeetoowoo te nga xam ne mën na doon cible ay manifestants su amee yokk ci ne leen lu ngeen yëg wax leen ñu yéen sax ay source ngeen lu ngeen seede lu ngeen fekkee lu ngeen yëg wax leen ñu donc ñu ngay artu mais ñu ngay compiler ñoom it ay information maintenant lu tax ñuy alerter mën nañ ci am ñaari dégg-dégg mën nga dégg ni ñoom de bu ñu alerter kon am na lu ñu yëg lu ñu yëgul mais loolu lii tax duñ ci mën a xuus mooy seeni alerte tout le temps la du fi bees vraiment du fi bees même manifestation étudiant bu amee fii ci avenue Cheikh Anta Diop ci ñi ñu ko war a yónnee seeni membre personnel wala bu dee ambassade bi la ressortissants yi danañu jot mail wala SMS ci ñi nga xam ne inscrire nañ donc du lu bees maintenant contexte bi c'est plus tendu que simple manifestation étudiant contexte bi c'est plus tendu que simple manifestation ñoo lank man maa ngi fàttaliku am na fi manifestation ñoo lank bu ñu doon def place de l'Obélisque alerte bu ñu mel jiboon na te pourtant boobu kenn jàppul ni mën naa déborder ba dëkk bi jaaree fa tàkk loolu moom lu fi nekkoon la. am ci ay wàllu attaque terroriste aussi dañ koy faral di dégg suñu déggee ni que am na jàpp nañ benn djihadiste fii wala ci sous-région bi am na bërëb yuy tàkk souvent dañuy faral di def alerte naan nañu moytu yenn barab yi xewoon na fi ci ay restaurant ci ay jamono. xam nga li tax ñu koy def ñoom loolu baax na ñu taxaw ci. seen responsabilité la fii xam nga nit. parce que baax na ñu bu ñuy expliquer ñuy méngale xam nga fii dara du fi xew ba nit ne pouvoir wala nguur wala ka nga xam ne mooy responsable yëgaloo ma woon ni lii mën naa xew chancellerie yooyu wala ambassade yooyu seeni ressortissants mën nañoo sax wëlbatiku si ñoom porter leen plainte bu fekkee ni ñoom dara dab na leen incident am na ba dara dab leen mën nañoo porter plainte sax ne ñun yëguñu woon parce que yéen a fii suñuy représentant bu amee war ngeen ñoo wax donc seen système information ci loolu la ñu nekk ñun fii kan moo fi sañ a tëb ne gouverneur wala préfet waroon nga maa wax ni risque am na xam nga xalaatoo ko loolu moo lay wan ni rek dafa am lu bari loo xam ne dañu ko desee ñun ci
li ñuy tuddee redevabilité c'est-à-dire nit bu la yoreelee dara daf ko war a mat sëkk def li cëram ba pare. suñu mbokk sénégalais yi nekk France fàttaliku ma fu leen consulat de France ne leen. gilets jaunes yi ñu ngi rajaxe dëkk bi moytu leen man fàttalikuwuma ko ku nekk yaay am sa matu bopp xam ni yaa lii mu ngi fi naa moytu. mais amoon na Mali parce que nekkoon naa fa ci jamonoy élection yu mujj yi mais loolu xam nga contexte boo xam ne la lu mënta ñàkk la. mooy bi ñu demee sax ba ñuy wax ni ci manifestants yi am na ñoo xam ne ay sénégalais lañ. loolu moo poussé woon autorités yi. ñu def communiqué pour alerter communauté sénégalaise te boobu sax ba léegi bokkul ak bii. boobu dañ leen doon artu nan leen moytu leen parce que ci manifestation buñ ci déggee sénégalais rek mën naa këpp ci kaw sénégalais yëpp. bokkul ba léegi ak système d' information et d' alerte yi nga xam ne chancelier occidental yi moom la ñoom parce que ñoom seen responsabilité bu ñu ko deful dañuy wàcc seen liggéey. mais seen système boobu doyen tey man ponk ma bëgg a taxaw mooy l'image du Sénégal dans tout ça parce que ku wax système Nations Unies xam ne bu ñu defee alerte xëy na àdduna ñëpp a ciy jot ambassade yi naka noonu bu ñu defee alerte day ñëpp a ci jot tey mu mel ne les yeux sont braqués sur le Sénégal nous sommes entre guillemets sous surveillance lépp loo xamante ni si tey dañ koy teg ci ay jéego ci wàllu démocratie ci wàllu nekkin ci wàllu fitna ñoom ñu ngi koy saytu te ëllëg mën nañoo jural leneen ci yenn ci ay rapport ci yenn ci ay jàngat du ñuy def ba ñuy wax mbirum recul démocratique. mais as xam nga ku dee ci marché nag yaa tàggee sa bopp bu fi dara xewul woon du ñu alerté. waaw mais alerte yooyu lim ñu mën a jural ci en terme d'image. non alors ñaari niveau la ñi koy recevoir de façon brute. yaakaar ne bu ñu alerté rek kon boog xaaral ma daw. ak ñi nga xam ne nii am nañu recul bi de telle sorte que xam nañu lu ci ginnaaw alerte bi. alerte bi encore une fois du pour sax alerter citoyen pour protéger ñoom institution pour protéger wu la. parce que ñoom bu ñu alerté wul ba dara xew. personnel ba nga xam ne moo nekk ci ñoom mën naa sax porter plainte. ne leen yéen a waroon a yëgaloo leen. ñoom dans un premier temps c'est pour se protéger parce que c'est une responsabilité maintenant effectivement mais image du Sénégal kay bu manifestation amee fii forcément nit ñi mën nañ jàpp ni c'est écorné bu ñu demee manifester gis nga ko ba ñu demee manifester à l'UNESCO manifestation bi gën a metti président Abdou Diouf defe naa ni amul bu ko gën a metti ba mu ñëwee dafa ne xaw moo ni nit mën na bañee nii moroomu nitam pour moom dañu ko bañ donc loolu effectivement am na ci mais est-ce que du gestion bi la parce que boo xoolee quand même ce qui s'est passé l'autre fois am na ay failles quand même sur le plan sécuritaire et du maintien même de l'ordre moom moo tax mbir yi débordé. am na ñu doon tooñ sax naan maintien de l'ordre moo provoqué désordre bi parce que xëy na bu ñu xeewuloo noonu ci ni ñu mujjee waxee ni ñëwuñu woon pour jël Ousmane Sonko. parce que ña fa ñëwoon ñëpp di artu ñoom alkaati yu ñu gis pour jël Ousmane Sonko la kon communication bi communication xam nga day accompagner maintien de l'ordre. mais communication bi foofu dafa sooxe bi ñu demee ba ca njolloor la ñu door a wax ni sax ñun jël suñu Ousmane Sonko nit ñi fi dajaloo woon. la ñu bëggoon a disperser. ci contexte boo xam ne def ngeen ko fi jàngat def ngeen ko fi gëstu. contexte boo xam ne mais police changé na stratégie. en direction des citoyens parce que gis na ni chargé xaañ lacrymogène peut-être du li gën ci mbas mi. parce que da ngay yokk sax lor bi. donc ci contexte boobu loolu neexul a gëm xëy na kay li ci am mooy am na lu ñu mbébatoon peut-être. le contexte est chargé ñu del ci ginnaaw jël pexe boobu yokk ci nag li ko jiitu woon mooy convocation bi te mu tax Ousmane Sonko ne du wuyu ji loolu yëpp daf ko gënoon a chargé de telle sorte que opération maintien de l'ordre boobu looloo taxoon mu difficile ba provoquer aussi incident yi maintenant lu leen bert la ci ni waa Sonko yi mobilisé wu. mais ñun dénk loolu rawatina autorité dénk wàllu kaaraange gi ministère de l'intérieur ñoom ban décryptage lañu war a def justement ci alerte yi ñuy wax ni non xam nga ce qui est dommage fii suñu autorité surtout ministère de l'intérieur bu ñuy def décryptage yu mel nii leen rek la ñuy yaakaar mooy renforce gën a demee ak doole. alors que gëm naa ni du loolu xëy na ñoom ñoo gën a xam maintien de l'ordre ak prévenir genre risque yu mel nii mais am na incident yoo xam ne nii moom moo naroon a gën a jur fitna ci réew mi depuis le 23 juin
au mois d'avril 2019 bi ñuy jàllale loi parrainage bi def naa ni ñëpp jàppoon nañu ni 23 juin bis mooy am mais ni ñu ko gàttandoo mooy autorisé wuñu ko loolu benn la woon quadriller dëkk bi yëpp manifestants yi mënuñu woon a yegg au cœur fi nga xamante ni fa lañ yaakaare ni fa la yëf yi waroon a xewee te ku génn gis nga ko Idrissa Seck maa ngi fàttaliku ñu ngi ko jàppee diggante Point ak police 4e arrondissement bu Médina Abdou Mbaye ñu ngi ko jàpp donc ku nekk fa nga déparé fa lañ la jàppee kon tout doit se jouer dans la capacité d'anticipation. ñoom ñoo la ko gën a xam sax mais li tax bii mu rëcc leen moom la ñu dul comprendre en fait parce que quand même nit ñi bi Ousmane Sonko yëgloo mais ba woo ay militants xel bu lu mu gàtt renseignement yi waroon nañoo kii foofu. xëy na foofu fonctionné wul mais xamuñu lu tax fonctionné wul wala boog niveau appréciation biñ ci am xëy na toll woon ci détermination ñi nga xam ne ñoo nekkoon en face te loolu ay erreur la maintenant corriger ko du ci ñëw rek bu may ñëwaat doole laay ñëwee loolu bu ñu ko defee rek mu doon erreur parce que boo defee doole ak détermination ka nga xam ne moo nekk en face mooy indi alerte bii nga xamante ni nii système chancelier occidental yi def nañ ko système des Nations Unies def ko les établissements aussi parce que am na on nous apprend que Saint-Jean d'Arc même cours yi dañ koy arrêté am na ay parents d'élèves yoo xam ne zone Sacré-Cœur bi dañ leen ni ñoo jël ci seen doom yi nee na tey du bus yi école yi ñooy indi xale yi bu ñu wàccee parce que na parent bu nekk dem jëli sa doom. xëy na peut-être loolu tamit Chérif li ko jur mooy keroog bi manifestation amee waajur yi nga xam ne dañu am seen doom ci yenn daara am na xale yoo xam ne am ñu juróomi at bu ñu ñëwee li ñu lay wax mooy dañu arrêté woon bus yi parce que dañu taaloon suñu kanam loolu tamit xëy na responsabilité établissement yi la wàllu woowu te tamit un enfant de 5 ans nga mobiliser ko ci biir oto téye ko ñuy taal loolu yëpp ñu ngi koy sóoraale. non Chérif daf may cokkaasa parce que xam na ne am na établissement bu ma ci xam boo xam ne man mii effectivement dama obligé dem jëli ji sumay doom parce que fañ nekk effectivement système de transport scolaire bi keroog dañu ko taxawal mais gis nga à la différence day rejoindre suñu thème bi mooy système mu alerte boobu prévenir nañu à temps que ni système bi du dox tey li ko waral lii la mais depuis jour boobu te alerte yaa ngi fi depuis jour boobu même tey amaat na alerte encore donc ñoom en fait li ñuy def alerte yi da ngay dégg ni rek ni pour teggil seen bopp responsabilité wu maa la ko waroon wax naa la ko magum waxoon naa la ko du nekk xamoon naa ko nga déggal ko sa bopp mais buñ ci déggee ni mukk ni comme wax nañ ko dëkk bi day tàkk parce que xam nga lu tax fàttalikul au plus fort de la crise casamançaise sur les sites des ambassades des chancelleries occidentales rawatina ministère français des affaires étrangères dañu doon déconseiller toujours les voyages en Casamance pendant de longues années opposé na Sénégal ak France mais li tax ñu ko doon def ñoom mooy bu français jëlee responsabilité boppam dem Casamance ba dara fekk ko fa doo mun a wax ni yëguma woon parce que France du bàyyi doomu ak fu mu mën di nekk xëy na attitude bu responsable la bu ñu demee sax ñu enlever leen gis nga ko dañuy mobiliser moyens def li tax ñu koy def mobiliser moyens pour retrouver kenn dafa cher ça demande beaucoup d'énergie te day poser sax un débat public foofu ci ne comme waxoon nañ ko mu demal boppam mais lu ci yoonu état mais loolu mooy seen responsabilité voilà Ablaye yaa ngi koy wax sànq ne alerte bi souvent c'est vrai que volet sécuritaire bi mi ngi ci ñu aar seen bopp waaye ci alerte tamit ñu dégg nañ ci ñu leen di wax ni dañu déglu aussi médias locaux yi mel ni yëddu tamit daf ci am est-ce que ingérence tamit newul foofu lay commencer. xam nga lépp a ngi ci mais du ingérence parce que bu njëkk bi li tax du ingérence mooy du ñoom ñoo koy gérer c'est-à-dire déggoo fenn ñu ne la suñu ay agent de sécurité ci tee ngi fa te système des Nations Unies bi ki def communiqué bi mooy chef service sécurité mais déggoo fenn yoon mu ne la suñuy élément ngi fi pour wattu leen déggoo fenn mu ne la boo bëggee génn nii ak nii ngay doxalee c'est-à-dire ñoom bokkuñu ci dispositif bi nga xam ne nii mooy gérer maintien de l'ordre bi bokkuñu ci dispositif bi nga xam ne même seen bureau yi ñoom ki koy wattu bokkuñu ci loolu responsabilité état la donc ingérence dans un sens mënul nekk parce que ñun ñoo yoral suñu bopp lépp li ñuy ragal kay mooy te loolu am na amati am feneen yëf yi bu demee ba déborder ñun ñoo ñaani ndimbal yëf yi bu demee ba déborder ñun ñoo ñaani ndimbal mais dafa am ñoo xam ne dañuy jàpp nekk ca ginnaaw moom mooy hôpital bi comparaison n'est pas raison gis nga problème bi fi posé woon les pays du G5 Sahel ak France
ba président Macron mujj leen ne yéen chef d'État yi ñëw leen à Pau ngeen wax ma nag est-ce que yéen a bëgg ñu toog fi ba léegi am déet parce que seen population yi di wax France dégage à un moment donné man aussi damay jël samay responsabilité réunion Pau boobu li tax amul woon mooy attentat ba amoon au Niger ba ñu rayoon fa plus de 70 militaires gis nga loolu xam nga daf lay won ni xëy na ingérence bi eggul fi nga xam ne nii sew nañu bëgg ko faa dugal mais àla kulli haal gis nga mbas mi wax nañu ko fi géopolitique n'a jamais cessé diplomatie du vaccin baa ngi nii géopolitique moo ko lal boo mbas mi di door a démarrer masque ya Chine di dem di xettali ji crise bu am géopolitique dafay nekk partenaires yi tooguñu seetaan xëy na ñu ngi ñuy déglu mais tooguñu seetaan ce qui se joue aussi ça les intéresse mais nag en premier ñun ñoo koy gérer suñu bopp. ñoom alerté nañu kon mu des ci ñun ñu wane ak mat ba lu ñu njott du am. et puis ñun sax ñu waroon ñoo alerté ñun tamit c'est que ñun kenn waxuñu. doyen booy xaar sa téléphone alerte waaw mais loolu mooy responsabilité parce que man waroon naa mën a porte wëlbatiku suba. porter plainte ministre de l'intérieur ne ko lu tax yëgaloo wuñ ñu ni vous savez il y a des risques de trouble. mais loolu mooy redevabilité publique loolu mooy responsabilité état. nga def communiqué sa wax ni moytu leen ñu ngi leen di woo ci nangam waaye. moytu leen loolu mooy responsabilité kilifa. bi affaire bi amee ba léegi parce que transparence aussi dafa baax quoi bi manifestation ba léegi justement déggul ministère de l'intérieur communiqué ci même police yi nga xamante ni ñoom ñoo yoroon tamit wàllu sécurité bi ci interpellation yi parce que loolu aussi nit ñi bëgg na ñoo xam parce que citoyen droit à l'information loolu bokk na ci. dama koy gàttal rek astu ñi jiitu waruñoo gënalee seen bopp wax ak seen askan. ci li nga xam ne nii seen responsabilité ñu yor ko waruñoo gënalee seen bopp. gindi nit ñi ak lu mu mën di doon. jërëjëf doyen mu mel ne dina am solo ndax nag bu ñu déggee kàddu yi ci mujjee wax ñu ngi wax ay mbirum torture ak métital goo xamante ni si am na fa defe naa ne askan wi tamit yittewoo na kilifa yi leeral ñu merci beaucoup. ba alxames ak jàmm wala boog talaata. waaw man damaa xaw a war a nekk ci bër. da ngaa bëgg a bër doyen bul bër waay. bërëb lan ay ca boog loolu dinañ ko. dinañ noppaloo janvier kay. ba jël tuuti ci février dina ci am solo rawatina ak sedd bi en tout cas merci beaucoup merci ci kanam tuuti ñu dalal suñu gan professeur Ndiack Fall professeur en droit pénal mu ñëw fas yéene ànd ak ñun leeral ñu ci ay ponk yu bëri jërë ngeen jëf